Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Complot d'État. Même les Russes ne font pas ça. Même les Chinois ne font pas ça. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Du jamais vu. lii laa amoon lu may wax moo tax ma taalati encore woo leen ngeen ñëw ma wax leen li nga xam ne mooy information yi génn ci biir dispositif bi nga xam ne ñoom ñoo nekk di concocter parce que tax complot ak état jafe mooy liggéey complot bu teguwul ci intérêt état du réussir jamais 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 te ñoom lépp lu ñuy complot pour seen ay intérêt personnel mais c'est pas l'intérêt de l'état moo tax ci biir état bi daf ci am ñoo xam ne ils servent l'état ce sont les serviteurs de l'état les hauts fonctionnaires qui servent la République ñooñu mënoo muusa ka maccaat ba li ngay complot nga jéggi leen parce que l'État est un appareil dans lequel il y a des fonctionnaires mënoo muusa ka maccaat ba li benn fonctionnaire bi def Macky Sall mënu ko def parce que du liggéeyam kon il faut nga am ñoo ci impliqué moo tax booy def ci turu État na nga natt li ngay def ba xam ne li ngay def intérêt askan wi la su boobaa ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a jàllale di ay fonctionnaire bu ñu ko saytoo xool ko xam ne lii njëriñu askan wi la ñu def ke lañ ca war a def signé ko jàllale ko bàyyi mu jàll waaye booy nas loo xam ne sa njëriñ képp la say tappalay bopp la say njaboot ak say doom ak sàcc alalu réew mi ak di fenn askan wi am na ci ñooñ ci biir état bi bu accès ci ñoom dañ koy dëgg seen tànk duñu ko def wala bu ñu ko defee ba noppi dañ ko def ba noppi génne ko woo ma jox ma ko wala ñu woo keneen jox ko ma génn wax ko Sénégal gépp xam ko yëf ya tas du sotti kenn mënta comploter au nom de l'état loolu moo taxoon ñoom bi ñuy commencé seen complot bi dañ ko étudier ba xam ne complot bi il faut que mu nekk benn complot bi hybride maanaam il faut que ñu xar ko ñaar nas wi nañ ko nas ci ñaari mbir ñaari tànk lay am benn tànk bi day nekk benn tànku état ñu ne état naka la ci mën a indee ñu ne renseignement ministre de l'intérieur bulletin de renseignement yi ak yenn preuve yi nga xam ne ak yooyu yëpp ak xoxotal bi ak police ak yooyu yëpp kooku état moo koy gérer ñu ne ko waa léegi beneen tànk bi kan moo koy gérer mu ne beneen tànk bi dañuy ut ay nit yoo xam ne nekkuñu ci biir état bi ay privé lañu ay nit ñoo xam ne duñu ay fonctionnaire ay nit ñoo xam ne amuñu salaire mooy maître Dior Diagne avocat mooy booy bi ngeen gis xaw ma naka mbay la jarbaatu kii bi mooy ka nekkoon ci biir oto ba mooy ñi nga xam ne ba léegi kenn dégluwu leen te ñu ngi ci biir dossier bi ne moqala nga xam ne duñu ay fonctionnaire ñu ne ñoom nag ñoom mise en œuvre bi maanaam jëf wi ñoom ñoo koy def comme ça bu ëllëgee bu affaire bi tojee duñ ne état moo nekk ci ginnaaw fekk état moo nekk ci ginnaaw état moo joxe renseignement yi ndax état moo am renseignement bi waaye état defu ko à 100% parce que bu ko defee à 100% day nekk un coup d'état xam nga dañu yaakaar ne bu ñu nee coup d'état mooy Macky Sall moom la ñuy coup d'état mais Macky Sall li moom ci boppam day coup d'état l'état c'est pas Macky Sall l'état c'est nous tous l'état c'est l'appareil ki ñëw daaneel Macky Sall def na coup d'état contre le président mais coup d'état contre un président c'est moins grave que le coup d'état de l'état quand on fait un coup d'état à l'état du Sénégal ça c'est encore pire te ñoom loolu la ñuy def ñoom dañuy coup d'état c'est encore plus grave loolu la ñuy def moo tax bi ñu xamee loolu ñu ne nañ ko def defin woo xam ne bu ëllëgee bu tojee duñ ne kat état mooy comploté contre Ousmane Sonko dañ naan ay privé ñoo doon ko ay privé la affaire yu privé la moo tax boo leen déggoo ñu wax naan way ñun suñu yoon nekku ci c'est pas l'état ay nit lañ su ko état defoon day jub su ko état defoon day lii non ñoom ñi nekk ci biti ñu utiliser leen Adji Sarr ndaw si waa ji ko jël seeg ak ponkal mi nekk ci oto beeg avocat ba képp koo xam ne nekkoo ci biir état bi te takk ci ñoom ñooñu ñëpp boo leen boolee ak ñi nekk ci biir état bi di joxe renseignement yi di leen wax teg leen yéeg leen wàcc leen dem leen seeti kii kërëb ak it Ousmane Sonko am na ñaari fetal ndax ñoom ñoo joxe information bi ministre de l'intérieur bi nga xam ne boo amee fetal déclaré ko permis de port d'arme bi nga xam ne moo lay mën a permettre nga am sañ-sañu am fetal pour aar sa bopp boo ko amee da nga ko war a déclarer ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur moo am fichier boobu Adji Sarr mënut a xam ne Ousmane Sonko am na ñaari fetal parce que Ousmane Sonko du doxoon toog fetal da koo téye ca këram pour aar boppam mais génnul fenn dem fenn ak fetal fetal dafa diis ñaari fetal nga dem fu ñu lay maasee nga génne ko xanaa boo ko tegee ñu gis ko du benn du ñaar kon ki ne Adji Sarr Ousmane Sonko am na ñaari fetal ba ne ko ci biir plainte bi def ki ne daf maa menacé de mort ak ñaari fetal kooku renseignement boobu ministère de l'intérieur la génne ñoom ñoo ko joxe un crime n'est jamais parfait tuuma ak i sos mënoo fexe ba mu daj ndar kàpp ba mat ba jàll yàlla da ci dugal loxoom yàlla day fekke par force boo ko ci boolee day dugg boo ko ci boolewul day dugg te boo defee ba pare nag mu ñëw nocc taxaw feet la seetaan moo seen dara du sotti allahu akbar état mooy benn tànk bi di joxe ay renseignement joxe ay moyens jël Adji Sarr tëj nëbb ne kenn du ko gis jël policiers yi génn dañuy dóor ci mbedd mi jël justice di ko instrumentaliser ñoom ni ñu gérer dossier Adji Sarr bi rek ni ñu ko gérer képp
boo jëlewoon tey ab guinéen de la Papouasie Nouvelle-Guinée teg Australie. Akhenaton tegal sa loxo foofu la Nouvelle-Guinée nag Papouasie maa ko moom nag bugguma dëgg Papouasie si jëmeñu kenn lii ruube la ay ruube la Papouasie maa ko moom xanaa doo leen di dëgg may naan gars yi yéen a ngi dëkk ba Nouvelle-Guinée la Papouasie Akhenaton bii maa ko moom de imam fa àdduna jeexee Australie nga jël fa ab Papouasien Nouvelle-Guinée jëlee ko foofu indi na ko cëpp Sénégal tegal ko film bii ñuy wax ni film bi su ko xoolee rek nga naan ñii ñoo nekk derrière l'affaire l'État ni ñu géré affaire bi ni ñu tojee Adji Sarr ak yitte ji ñu ci taxaw ak ni ñu bëggee amee Ousmane Sonko presse bi ñu àndal ak ni ñu ko doxalee rek dafa cuune ku ko xool te xamoo Sénégal bi ñu la tegalee film bi bu film bi jeexee nga ne ñii ñoo nekk ci ginnaaw ay complot ay suñu lañu yàlla moo leen xañ xam-xam yàlla moo leen xañ ñu mën a xam lu baax yàlla moo leen xañ lu baax yàlla moo leen xañ ñu mën a def lu jub ndax ca seen xel yee la yàlla wëlbati ba ñu jubadi du ñu def mukk lu yàlla gërëm du ñu def mukk lu jub lu ñu def tamit xanaa dañ koy forcer ci doole ñoo moom état bi ñoo fi nekk armée bi ñun la àndal policiers yi ñun la ñu àndal justice bi yooyu ñëpp xooxatal nañ leen dañ koy forcer moom mën nañ ko forcer da par force nii lay demee waaye nag nii lay demee parce que lii la yoon wax nii lay demee parce que lii mooy def nii lay demee parce que lii may def kat gis laay nii sama loxo ca kaw Ousmane Sonko dama ko dugal ci kaso bi parce que moo def lii moo def lee ñoo la ana preuve bi nga génne preuve bi ñun ñëpp ñu xool ko ñu gis ne kat lii kat Ousmane Sonko ko def ñu ànd parce que Ousmane Sonko est justiciable je suis justiciable nous sommes tous justiciables li ñuy xeex mooy kenn ku nekk ci réew mi la nga def boo ko defee bu dee lu baax la ñu ne la waaw góor bu dee as njëriñ réew bu fekkee dafa nekk loo xam ne réew mi da ko tere te ñu am ay firnde yu leer na yaa ko def Ousmane Sonko man ak Macky Sall comme ci man doon dañ laa war a dugal ci biir kaso bi waaye Aline Djimbori Sow du taxaw na përi gën a leen ay jaasi buñu naree xaj Macky Sall troisième mandat ngeen xeex ñu bàyyi ci mu tëdd Bougazeli di luxus ay milliards ñu génn bàyyi ci kaso bi ba Macky Sall faloo ba léegi gisagu leen kenn ko ànd ak Macky Sall ku nekk ci kaso bi Ousmane Ngom Omar Sarr mi ngi koy nekk ci gouvernement am Abdoulaye Baldé mais ñoom dañ koy levé woon seen immunité parlementaire en tant que député ne dañ leen atte ci CREI yi ana atte ba kuñ fa atte est-ce que Baldé atte nañ ko Omar Sarr mi yaga du staff lu kenn xamul mu ngi cochon nekk nee na ministre la waaw naka ngay tuumaale nit d'enrichissement illicite levé kiiraayu mbalaanu kiiraay moom Omar Sarr ne dañ koy atte CREI ñu levé ko yëpp de député yi ne ko mu réet Moustapha Diakhaté mii wax tey mii saaga ñëwoon bi keroog moo nekkoon président groupe parlementaire moo doon tëbaka dal pour ñu muri ko keroog bañ ko muree dafa taxaw di fecc moom Moustapha Diakhaté mii wax tey waaw bañ ko muree ba léegi ñaata at la Ousmane Ngom gis ngeen fu ñu ko woowee atte ko Abdoulaye Baldé gis ngeen fu ñu ko woowee atte ko Omar Sall gis ngeen fu ñu ko woowee atte ko kenn leen atte xamuñu tax parce que ñu leen Macky Sall la ñuy campagne moom la ñuy liggéeyal léegi daal boo ànd ak Macky Sall moom da ngay tëdd yandoor xaram bu la neexee nga xaram ba sa taat tàng jër loola neex wax loola neex def dara du la ci fekk procureur moom amu fi bu fekkee yaa Macky Sall waaye boo ànd ak Ousmane Sonko nag moom ci mbedd mi lañ lay for comme ay malpropre comme ay bado comme ay vaurien foo tudd ñu jàpp dugal ci kaso bi foo tudd ñu jàpp dugal ci kaso parce que Ousmane Sonko moom du sénégalais Ousmane Sonko moom warut a am nit Ousmane Sonko warut a bëgg réew mi Ousmane Sonko moom Sonko la sant moom santul Sall santul Si santul Ba santul Ka déedéet Ousmane Sonko moom bokkul ci Sénégal moom waa Casamance la Casamance bokkul ci Sénégal loolu la ñuy doxal moo tax suñu jàpp na la yow waa fan nga joolaa nga wala olof nga wala séeréer enquête yi boo yi jàpp yëpp suñu laaj joolaa nga lan nga di xool ba xam di ethniciser le problème di xool ñii joolaa lañu ñii olof lañu ñii pël lañu mais ñii est-ce que ay nit lañu ñu taxaw leen ci bàyyi bu ñu kenn na arrêté leen bis bu résistance bi commencé bu fi kenn taxaw bu fi benn sëriñ génn di wax donc averti plusieurs fois yéen marabu yi yéen ñi woo seen réew mi naan parce que dama yàgg dégg suñu kilifa diine yi macha allah ndax ñoom les régulateurs sociaux yàgg naa ko de man leen régulateur social xam nga kan moo ko doon kii xeex en démocratie la régulation de la société ne relève pas du dialogue mais ça relève de la violence sëñ Sambay wax na ko nee na kii xeex mooy kii am dara Victor Hugo l'a dit celui qui lutte c'est celui qui vit voilà levez-vous battez-vous c'est la résistance parce que ñii duñu ay nit c'est un lobby politico-maraboutique waxoon naa leen ko léegi nag vous êtes au cœur de la mafia politico-maraboutique kenn du ci wax xanaa benn sëriñ yi nga xam ne ñoom yàlla baax na leen parce que mooy li ma leen waxoon rek lépp loo dem rek du ñëpp a bon sëriñ si am nañu baax waaye am na ñoo xam ne duñu dara tekkiwuñ dara loolu la yàlla def patriotes yi am nañu baax am nañu baaxul magistrat yi am nañu baax foo dem fekk fa ku baax fekk fa ku bon ñi may waxal nag ci biir sëriñ si mooy sëriñ yu fuuy
sëriñu naafeq yi sëriñu maletu xaalis sëriñ yi nga xam ne doo leen dégg mukk bu askan wi dee waaye seen i xew-xew na ko ñëpp teewe seen i àddiya na taxaw askan wi nga xam ne ñoom ñeneen fi nekk gëm leen bu ñuy dee tey ji taxaw Macky Sall nar leen nappaage duñ ci génn wax waaye bu seen i xew-xew taxawee ñu bëgg askan wi ñëw soxlawuñu ay ñaan soxlawuñu benn ñaan li ñu soxla mooy dund soxlaatuñu bu ñu kenn tëfli soxlawuñu seen i tëfli ndax seen i tëfli bu ñu jigoon lii duñu dal kon ay dóor la ay tappale la Akhenaton may ma foofu imam damaa seetlu daal ku ñu tufli daal léegi boo ko diwee sa kanam da ngay xëy rek nga am ay heure da ngay heure di am ay nan la ñuy waxee ba peerab ci joola man ba peerab laa xam da ngay xam ba peerab ngay am man tufli léegi bëggatuma ko tufli ku ma tufli ci loxo ma tufli la delloo la ko tufli ñu ne tufli boo ko diwee sa kanam rek nga au lieu que nga jël li nga demoon uti ñu tufli sa loxo nga am ci li nga bëgg au contraire da nga fay jëlee ay heure ay plaque ngay am ay heure ngay jël ak ay ba peerab yii bu ma ku ma tufli la oui. di tëjee nag di wax ne tout ça c'est le lobby politique maraboutique et français ñoom ñoo nekk ci biir c'est la France qui est derrière tout ça. C'est la France qui veut la tête de Ousmane Sonko. Les intérêts de la France en Afrique sont tellement colossaux. C'est des milliers de milliards. France googu ñoom ñoo jàppoon Serigne Touba yóbbu Gabon. France googu ñoo jàpp Ahmadou Cheikhou rey. France googu ñoo jaxase Maba Diakhou Ba ak Buur Sine Coumba Ndoffène ba mu dee ñoom armé woon Buur Sine Coumba Ndoffène. France googu ñoo fi indi fajar bi. France googu mais man du ma sikk France. lu tax du ma ko sikk mooy France am réew la yor ab population am di wër ci àdduna bi fu mu mën a amee lu mu dundalee ak njabootam peu importe amul état d'âme amul yërmande ku mu fekk ngay nelaw mu jël échelle bi mu yore moom France teg ko ci sa loos bi ngay yaa ngi nelaw de mu teg ko ci sa loos bi jog gi yéeg tëb jéggi du la fa bàyyil échelle bi sax pour que boo paree nga yéeg échelle bi jéggi comme moom waaye bu jógee ci sa loos bi ak échelle am ba jàll day yëkkati échelle bi yóbbaale ko dem bala ñun ñi nelaw ñoo toll suñu bopp France jëguñu dara ñun la ñoo war a jaayante jël suñu bakkan teg ko ci France ci boppam ba ko Hitler noote De Gaulle dafa taxaw ne leen fippu leen ñu bari dee ci tey jii boo demee seen cimetière ay xale yu ndaw 16 ans 17 ans 18 ans billaahi ñoo dee ay milliers de Français sacrifiés wu pour la liberté. voilà am li ñu am tey la France. Japon dañ doon kamikaze le mot kamikaze est un mot japonais. ça c'est vrai. bi ñu leen chinois yi di leen coloniser dañ doon xaru di def takk ay kamikaze li ñuy wax te takk ay kamikaze lañ loolu japonais ñoo kale le mot kamikaze est un mot japonais. américains yi bi ñu ñëwee di xeex ak ñoom bëgg leen a noot dañu def ay kamikaze di dugg ci ay avion di exploser ci bâtiment de guerre américains yi dem ba xaw a ñàkk guerre bi daal di largué ay bombe Hiroshima et Nagasaki pour mën ci génn ñun japonais ñoo ñu gën koo ci gis mi ngi rêvé Toyota 4x4 sénégalais yi ñoo ñàkk jëm 4x4 bi japonais bee ko defal japonais ba doon xaru démb di takk kamikaze tey mooy defal Toyota 4x4 bu nooy nga toog ca ginnaaw climatiseur di jaay maanaa te yow pont mënoo ko defal nañu jóg xeex pour mën a defar ay oto nañu jóg xeex pour mën a bokk ci àdduna bi bañ juddoo nekk ci àdduna bi ba léegi nit ku ñuul day toppaate ba léegi ñu ngi ci ginnaaw kañ ngi nekk ci kanam Ousmane Sonko ci loolu la ñuy woo doon ngi di ngeen ci dégg benn sëriñ bu ci wax wala boog ñëpp sëriñ du ngeen dégg benn politique bu ci wax il est temps que l'Afrique moom boppam il est temps que Sénégal moom boppam lii mooy combat bi lii xew nag du affaire Ousmane Sonko de maa ngi leen koy waata ci alxuraan bi lii ñuy wax ak Ousmane Sonko intéressé wu leen xam nga lan moo leen intéressé projet bi Ousmane Sonko taxawal mooy rupture mooy coppite changement bi ñu bëgg ci réew mi sénégalais yi moom seen bopp am seen dignité moom seenum réew nga xam ne ku leen neex la ñuy liggéey ku leen neexul génn ci biti moom pétrole bi moom gaz bi moom zircon bi moom loolu lépp am suñu monnaie boo xam ne suñu monnaie bopp lay moom comme ni ko marocains yi amee algériens yi amee ko noonu tunisiens yi ñëpp nga xam ne dañoo xeex ba am seen indépendance loolu la Ousmane Sonko di xeex moom la ñuy xeex du jëm ne Ousmane Sonko ji li ñu bëgg mooy projet bi yéene ji ak pas-pas bi nit ñi am ci li nga xam ne moom lañu bëgg muy moom suñu bopp rayuñu kenn xasuñu kenn bañuñu kenn li ñu bëgg l'exemple la mooy dañoo bëgg moom suñu bopp ñu ne ñu du ngeen moom seen bopp lii mooy projet bi nga xam ne moom la Pastef woote ñëpp ànd si ñu bëgg ko rey ba mu dee du sax jëmme Ousmane Sonko lañ bëgg rey waaye li ñu bokk muy suñu yaakaaru tey ak ëllëg muy suñu projet bii nga xam ne mooy moom suñu bopp tabax Sénégal pour suñu njaboot gi ëllëg ñu mën a siggi mën a nekk ay gor set wicc ba kenn dootu leen noot loolu ñu bëgg a réaliser ak président Ousmane Sonko moom lañ bëgg a nasaxal te France nekk ci ginnaaw Macky Sall di ko déroulé lii mooy li nga xam ne jar na képp kenn ci nekk ci yéen ngeen jóg jar na képp kenn ku nekk ci yéen ngeen taxaw parce que lii bu jàllee c'est terminé lii bu jàllee c'est terminé dafa laaj nag ay moyens yi mooy ay nit mbooloo mu takko pare jël sa bakkan kenn ku nekk na nga gas sa bàmmeel bala ngay ñëw ci xeex bi sa bàmmeel fi ñu la war a suul
wala nga def sa testament bind ne bu ma dee diw ak diw ak diw ki ne ko loolu moom dañ ko préparé kenn ku nekk moom na nga préparé bind sa testament bëgg naa lii bu ma dee na nga ma defal kër sama njaboot bu ma demee kër bu ma dikkaatee acc kenn ku ne nga préparé fi nga bëgg ñu suul la wax ko lépp na leer foofu lañ toll du ma leen nëbb foofu lañ toll bu loolu amee dañ soxla ay nit yu pare pour dee parce que li ñu bëgg mënuñu ko am te ni du dee bu ñu nax suñu bopp bu ko nekk toog yaakaar ne man wuruma dee kat Macky war na fa jóge mais wuruma dee il faut que am ñu dee mais ñu wax dëgg tamit mais leer ñu bari daal di dee Macky Sall doog fay jóge kan mooy dee xaw ma man la xaw ma kan la mais il faut que loolu ñu def ko suñu bopp sacrifice la ñu laaj benn ñaareel bi mooy dañ soxla ay moyens financiers xaalis parce que xeex bi ay matériel la koy def ak ay moyens ak ay outils moom Macky Sall xeexul ak làmmiñ képp ak ñun gis ngeen bu ngeen génnee li ñuy génne ci ay politique yëpp xaalis a ko yore seen matériel yi seen jëmtuwaay yëpp xaalis a koy def donc lien bi jiji xaw ma keneen que jigéen da nga koy fàtte tout le temps li ñuy wax yëpp li ci ëpp solo dañ koy fàtte te mooy moyen financier yi bu ngeen wax live bi day gàtt fexe ba nit ñi def kenn ku ne loo am nga def ko ci dañ soxla xaalis pour jënd matériel pour xeex résister c'est important lien bi nañ ko dugal fii dugal numéro yi ñu gérer loolu moo gën di nekk farata bu ñu war a def live tous les jours pour nit ñi di cotiser dañ ko def képp bu ñu paree tëjaat live bi bu ñu fi wax leneen c'est important loolu important la logistique de guerre la logistique du combat la logistique de la résistance pour dal ci suñu l'essentiel a été dit pour dal ci suñu ko voilà di leen ñaanal wax ne tiit nañu na parce que jox nañ ma ay information yu sensible actuellement ci biir système bi toujours que actuellement guddi gi ak bëccëg bi ñu ngi monter ay caméra partout ci autoroute yi ci kaw lampadaire yi ci kaw fu ne ñu ngi teg ay caméra pour mën duñu surveiller ak duñu mettre en écoute on s'en fout n'ayez pas peur nañu monter ay caméra nañu def lu leen neex loolu lépp pour xoqatal leen te bu ngeen demee ba seen fit wi dem c'est terminé ay jaam ngeen doon daa iman la peur et la pire des ragal mooy ku ragal rek bokk caméra yooyu le moment venu naka la ñuy def ba mën a déjouer les caméras technique yi ñu am ak naka la ñuy def yëpp bu moment bi bis bu soulèvement bi amee caméra yeeg yooyu yëpp moom li ñuy fàttali lu nekk suñu ginnaaw ñoo ngi ci liggéey teg ay stratégie parce que am na ñu nekk ci seen biir di ñu renseigner fi ñu samp seen caméra yi lu muy joxe la nekk ci caméra yi yëpp xam nañ ko matériel yi ñu am yëpp xam nañ ko on a tous les renseignements tout. merci. loolu mooy li nga xam ne moom laa amoon di ko wax nous avons besoin de la logistique de guerre ay jëmtuwaay koy def résister ay jëmtuwaay koy def li ñuy xeex du caaxaan état la ñuy xeex am réew la ñuy xeexal pour mu taxaw aw askan la ñuy xeexal pour mu taxaw dignité askan woowu lañ bëgg mu siggit parce que boobu ba léegi askan wi dafa sëgg du xool ay moromu askanam bu leen di xool day sëgg ñu bëgg ngeen siggi dañu bëgg askan wi siggi loolu dafa laaj ay nit yu am fit yu taxaw pour dee dafa laaj ay moyens xaalis ñu mën a jëlee seen poche joxe ñu mën a jënd matériel bi ñu soxla pour mën a résister à l'oppression pour mën a résister à la dictature pour mën a résister à comploteurs ñi nga xam ne ils n'ont aucune science ils n'ont aucune compétence ce sont des gens des aventuriers des vulgaires aventuriers qui se sont aventuriers jusqu'à aujourd'hui fait main basse de notre patrimoine national le Sénégal di ko monnayer di ko foowe di ko caaxaane di gën a saka nocci loo xam ne tegul ci dëgg te du suñu intérêt lii mooy li nga xam ne mbokk yi moom laa ne woon mënuma ko ñàkk ba ñu indiwaat indil leen ko di soññ nag l'avocat de Ndeye Khady Ndiaye chapeau à notre frère Akhenaton merci beaucoup mon frère Akhenaton prochaine fois xaw ma kan lay doon man maa ngi ak seen live yéen ñëpp di leen déglu li ma ci soxla ci seen live dama toog lii Akhenaton wax nii man wax naa ko peut-être ci contexte bi ma ko waxee ak moom nu ma ko waxee bokkut moom il a été plus posé que moi jël temps di ko wax man live naa ci le live là il est à 123 000 defe naa de vues ba tey benn bi la nee naa leen Ousmane Sonko benn crime la def mooy maanaam nanguwaat lépp loo xamante ne que ne ñun sénégalais ñoo ko moom mu delloo ñu ko ba suñu dignité delloo ñu ko lépp loo xamante ne ñàkk nañ ko bi Sénégal sosoo ba tey lépp loo xamante ne que ne suñu maam yi ñàkk nañ ko ba ñun ñii dernière génération yi ba ñun suñu génération yi nee na de loolu la ñu bëgg a delloo kooku loolu mooy crime moom loolu lañ ko toppee jóge foofu nee na suñu suuf sol mooy maanaam suufu Sénégal boo ko gasee li nekk ci ron suuf lépp loo xamante ne ñun ñoo ko moom nee na dafa ñu ko bëgg a delloo ñu gis ci suñu bopp bu ñuy jaay ñu jaay ko bu dee fukk ak juróom lañ koy jaay dañuy jaay fukk ak juróom yéen a ngi dëgg ñun ñoo moom suñu fukk ak juróom yi ñoo ko moom
ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jël ñi ñoo ñuy exploité suñu différentes mines yi juróomi dërëm lañ ci moom ñun ñoo moom fukki dërëm yi mais munoo moom sa dëkk moom sa suuf nga dem uti sa liggéeykat ñoo teg ko foofu mu lay liggéeyal fii mii même fii nii en Europe ban entreprise ngay gis ñu jël la man de sama patron de lu may fayee moom mi ngi laal plus que sama salaire munoo ubbi sa entreprise di fay say charge recruter say nit teg say lépp xam nga ngay fay kooku loo xamante ne que yow ñemeeloo koo dugal sa biir poche qu'on se dise la vérité c'est quoi ce problème là c'est l'esclavage moderne au 21e siècle moom la Ousmane Sonko xam mu ne da ciy teg tànkam parce que moom c'est une nouvelle génération il est né après indépendance Ousmane Sonko dañoo féete je ne sais pas plus de combien de 4 avril la ñu féete la fête de l'indépendance balaa moom muy juddu xale bu ndaw la barki dama la juddu man mii toog fii di wax maa ko mag on a une différente âge de 2 ans te ñi ko mag yéen ñi koy xeexal yëpp boo leen xoolee seen tranche d'âge yi Ousmane naa ne que ni ñëpp jiitu ngeen bàyyi ko ci ginnaaw mais tey la daf ko jël malgré ça son bas âge am mu jiituñu nañ ko nangu Kaw Macky yàgg naa laa nee ne Kaw Macky ka nandikaas mais yow da nga rusloo askan pëli ah Kaw Macky an wona nandikaas ah Kaw Macky a hersini leñol fulɓe ɓe ah Kaw Macky min mi hersi quoi Kaw Macky ndi ma plan cuune non Kaw Macky min sa noddunalango min jeeg innalangyo mi waɗanama plan simi trasanima ndi plan quoi ha gayna sa waɗi ɗum hay exécution hay goto nangatama Kaw Macky ñi jël la ñu yóbbu la nga jël say équipe yóbbu la dans un magasin dans un centre commercial nga releen ñu dem ñu sàcc amuñu dara lu ñuy dem di sàcc lu dul benn stylo jàpp leen ci stylo à la main en flagrant délit c'est une honte pendant que toi tu sais que dans la maison on a besoin des zinc parce que le toit on n'a pas de toit au-dessus de notre tête on a besoin des bancs pour s'asseoir on a besoin de tout ngeen dugg ci magasin ngeen bëgg a sàccu leen ay zinc sàccu leen ay table ay saaku ceeb ay déwlin nit ñaa ngi xiif indul leen ay butel ndox jël leen ngeen dem di sàcc ay bic Kaw Macky sa plan bi moo foiré Kaw Macky man boo ma recruté woon Kaw Macky affaire yi du demee nii Kaw Macky man nag maa rusloo nga rusloo askan pëli nga rusloo Kaw Macky mi nga hersini la nga hersini leñol fulɓe ɓen Kaw Macky wona nandi kaas Kaw Macky ka cuune kaas aha joni j'ai trouvé le nom exact Kaw Macky wona nandi kaas hande kadi min natama Kaw Macky nandi kaas ka cuune kaas Kaw Macky ka cuune kaas Kaw Macky naata e nder magasin centre commercial o ɓe innama ya wuƴƴoɗa jetta équipement o naate nder supermarché o zenguiji ɗo no ton saku maaro no ton dewlin no ton sukar no ton meew no ton accondi fof jullere no ton accondi fof yaha addoya bik ko ɗum watta e bik Kaw Macky min mi sikkuno ka nandi kaas deka an ka cuune kaas an e équipe Benno Bokk Bakar ma o kon cuune kaas vous n'êtes pas flûtés vous n'êtes pas des gens compétents vous voulez être des voleurs des personnes yoo xamante ne que nii dañuy bëgg di jouer la dictature ndekete yéen mënu leen li ngeen di def yéen mbott sa boo leen ko tegalee mbott laa lay wadde les petits batraciens là qui se reproduisent dans des différentes marigots là des zones dans les différentes zones là ah au Sénégal boo leen tegaloon sax ay mbaal pour téye leen boo moytulee boo ñëwetee la laan demee ci biir pièce bi doo fa fekk benn mbott parce que dañ lay comprendre nañ la awanaa nandi kaas ka cuune kaas Kaw Macky ka cuune kaas anan la te bu ñu waxee nga indi lu net bi ñoo tagal ma ko fii buñ la nee nga xool ci lan moo tax ñu defaral la verre yi du pour ngay xool ci verre yi ngay sol verre lu net de vie ba pare indi ko teg ko fii ba pare wala que bët yi ñëw fii ci fii la nga koy génnee ci kaw wii mi lu net fii ngay xool fii ngay xammee prochaine fois Kaw Macky bugguma ñi lay jàppee nii en flagrant délit lañ la jàppal man damaa rus su may wax ci yow damay ñàkk tooy xepp parce que flagrant délit lañ la jàpp Kaw Macky njëkk kaa cuune kaas man ma toog fii pendant combien de mois may naan sama nijaay Kaw Macky nandi kaas la ndekete ko cuune kaas ah Kaw Macky xaw ma fan nga dem ñi nga recruter nii fan lañ nekkoon mbaadu sa ñi nekk daan toon Daniel Sorano bu assemblée nationale nga dem recruter sa xawaarekat yooyu nekk Daniel Sorano ñooñu nga jël noonu nga indi leen pour ñu tracer affaire yi ah Kaw Macky t'es parti recruter tes différentes xawaarekat là de Daniel Sorano de l'Assemblée nationale ah Moustapha Niass ah
na bëgg naa dee ba jiite affaire bi Moustapha Niass nga xamante ne que Kaw Macky Kaw Macky mimi hersi quoi Kaw Macky ndima deal yari sengo acca ndi deal daɓa kadi goɗɗum viol natata hande kadi natata e nder noppi yimɓe ɓen waɗaka consommé acca ndi daɓɓa kadi guerre ya daɓɓa kadi goɗɗum et cette fois-ci va chercher des vrais comédiens de Dara et Kocc. Ou bien tu envoies tous tes comédiens-là, de gauche à droite, là. Comment c'est le ministre de l'Intérieur, le procureur par procuration, le juge de l'instruction, Moustapha Niass, plus les Diakhaté là, les Moustapha Diakhaté là, et tous les 100 et quelques députés de Daniel Sorano là, tu les envoies à Dara et Kocc qui vont se former encore à nouveau. Parce qu'ils n'ont pas tout compris, Kaw Macky. Comprendre nous ay nandikas c'est des gondokas, c'est des mandikas au lieu de nandikas, c'est des mandikas. La ilaha. Gars man dama rus waa dama rus xam nga ndeysaan nit ki li nga doon boo ko bañee day fekk nga ñaaw. pël yi ñoo ma jur ñu nampal ma mais pël yi ma xam ni ñu ci gën ku la ci gën a tuuti gën laa doon nandikaas mais defe naa Kaw Macky dafa am lu mu rax Kaw Macky du nandikaas Kaw Macky cuune kaas la doon Kaw Macky mandikaas la doon Kaw Macky xamul lu muy def genre piège yi mel nii nan nga ko mën a jox ay nit yoo xamante ni que ne sont pas futés ay nit yoo xamante ni que ne xamuñu lu ñuy def des gens yoo xamante ni que dañuy jaawale ñi nga dugal leen nga ne leen dem leen ngeen braquer magasin bi ngeen sàcc fa kees baa ngi foofu ak des millions saako ceeb yaa ngi foofu nit ñi dañoo xiif ndox yaa ngi foofu nit ñi dañoo mar livre yaa ngi foofu ak kayee ngeen jël ñi dem ñu dugg ci magasin bi lu muy bëri yëpp bik lañ fa jël seen groupe bi yëpp ñoo taxaw ci ëtt bi ñu téye leen en flagrant délit à cause d'un stylo. Quelle honte. Quelle honte. Kaw Macky, mon cœur est en train de palpiter là. Quelle honte, Kaw Macky. Kaw Macky, arwala lan quoi. Parce que Bernard, ming, incendor, ming, cœur à non wada buru du baraj quoi. Kaw Macky, sama xol ba ngi buru du baraj instant bi. Kaw Macky dag ma ruslo. Ba ngi ñak toy xat. Non, sérieux. Kaw Macky dekete yu mo mëno sacc. Yo mami bi ñu nekkon ci dara li di gas ay souterrain di fa jaarale ay nag jàmbur yi di leen yóbbu jëlee point A yóbbu leen point B xam nga li ma lay wax bu baax demal nga laajaat encore pël yi ñoo fi gën a garaaw ku garaaw pël bu la bëggee sàccate dëggantaan pël mooy gas diggante ñetti kër fekk gënt nag bu mu bëgg a sàcc wala béy bi wala xar bu mu bëgg a sàcc ñaari kër ba ñetti kër la nekk ci kat dina ko jaral mu gas souterrain buy jóge këram dem ba ci gétt boobu sàccaat nag bi dugal ko ci biir trou bi mooy waral parfois da ngay ñu dugg ci benn gétt ñu sàcca laaj leen balante yi nekk Guinée Bissau ñu wax leen ak ñoo aay moo tax balante ak pël ñiy déggoo ay daal jigéen la ñu ñoo xamante voilà ñoom ñooy ada pël gëntaan boo xaajee kuy sa xarit mu ne la balanta souterrain la ñuy gas pour sàcc souterrain dañ koy gasal bu ñu paralee nag dëggantaan gétt bu ñu paral dëggantaan da leen di jaral ñi gasal ko tunnel lañ koy gasal ñu dem sàcc nag bi yaarale ko ci tunnel bi ngeen di daw di xool fu nekk nag baa ngi ci tunnel bi ñu rey ko ci biir tunnel bi fees ko ci biir tunnel bi ñu génn ak yàpp bi dem. Kaw Macky yow nag da nga ñëw ba ca gétt bi nga sàcc nag bi ba pare jël buum bi takk ko sa buum bi ba pare nga taxaw ngay xaar borom gétt bi mu ñëw fekk la pour mu jox la permission na dem. Picce aɗen hersi waye leñol fulɓe ɓen hersi Kaw Macky ndima gujjol ngimal inventation ngimal sosogol ngimal tuumal accandi ni waɗi tombe a lo ɗaɓɓa fehe ɗaɓɓa goɗɗum nanga e goɗɗum acca ndiɗo marsata a faami ɗum Kaw Macky ndiɗo ndi marsata plan o si c'est que dernier plan ma on que dernier cartouche ma on awa di tirer en l'air inna lillahi waaye bii gàcce man fan laa ko mën a waxee sama yaay sax bu ma ko wooyee su ma ko bëggee woo sa sama fit bi mooy palpité ma ne ko yaay ndekete pël yi yëpp Kaw Macky lii la leen teg
natt bi la leen teg mu ne ma ko woon nu ma ne ko Kaaw Macky de moo jël ay troupe de kii fële daaray ko ci ñu formé bi assemblée nationale yóbbu leen pour ñu dem tuumaal nekk da mënuñu sa tuumaal ñuy joué théâtre sax xamuñu lan la ñuy joué ñuy fàttee seen rôle Kaaw Macky sa sàcc yi da nga leen war a jël nga tëj leen ci benn néeg séquestré leen pendant des weer et des weer il te reste encore 3 ans. Comment ça séquestrer ces gens-là qui vont aller tout ñiy dem di jéem a di tuumaal di fen di créer ay njuuj njaaj pour tuumaal doomi jàmbur yi da nga leen war a séquestrer à la place de cette Adja Sarr là bi ngeen séquestrer nga jàngal leen nag li nga bëgg ñi dem ñu doxal la ko pour ñu mun koo mokkal parce que ñii saa boo leen jàngalee li nga leen di jàngal ba pare bu ñu génnee ci classe bi rek dem rek dañ koy fàtte parce que la majeure partie ñi nga recruter yëpp c'est des gens yoo xamante ne c'est des illettrés jànguñu xamuñu ñoo fees bi assemblée ñoo nekk ci ministère yi ñoo nekk ci dans les différents postes directeurs yi nga leen fal ñoo nekk partout tu prends des gens yoo xamante ne ay jaaykatu këriñ jaaykatu cuuraay ay jaaykatu ndambe ay jaaykatu lële ñooñu sax mën nañ compter te kenn du leen sàcc seen recette mais nga jël ay nit yoo xamante ne kenn xamul fan la ñuy fàkkee koo fu ñu jógee nga jël leen nga dugal leen ci biir sénégalais yi nga ne leen def leen naa boo demee ba ngay tuumaal nit kay mu ne ko ni boo demee ba ngay tuumaal lu mel ni Ousmane Sonko Kaaw Macky demal nga uti des vrai acteurs ak ay actrices doo jël xale boo xamante ni que ni xamul ni A wala B te dëgg naa Adji Sarr bii du xale bi nga xamante ni que ne dañ fa foogoon xale la bu musoon na sëy d'après les dires de Mame Diarra Pam xam na ko à travers de ses parents elle a été déjà mariée xamoon na lan mooy néegu sëy mu tas fa fàq ci néegu sëyam di taxawaalu dans les différentes maquis de Dakar ngeen jël kooku une fille désespérée une fille zeng une fille en manque de repères une fille qui se cherche une femme désespérée ngeen jël ko ngeen tànnal lu toll ni Ousmane Sonko ngeen bu ko yedd loolu le trophée de femme diabolisée au Sénégal man xale bi dama ko commencé yërëm pour vous dire vrai hein Adja Sarr je commence à avoir de la peine pour cette fille-là. dama ko yërëm ay mbokkam parce que lii responsabilité la boo xamante ni da lay topp à vie fuñ la munti yóbbu ci kaw suuf ci monde bi ça va te poursuivre jusqu'au dernier jour ba sa biir tomb dina la fa fekk lii responsabilité adduna la bi ñu yelloo doomi jàmbur bi ñu yelloo ko responsabilité même responsabilité bi ci kanamu yàlla parce que lii du justice boo xamante ne que ne Sénégal Afrique rek la yem Sénégal rek la yem suñu biir rek la yem Adji Sarr da koy layoo ak ñun fii ci àdduna mu dem layoo ko ak sénégalais yi tamit yomal xiyaama kanam yàlla parce que lii daray àdduna jaru ko woon nga continuer woon Adji Sarr boo romboon boo bi mag yi nga daan fréquenter les différents endroits yi nga doon fréquenter am na ñoo xamante ne que ne ñoo la mag ñi ñu fa fekkoon am na ñoo xamante ne yaa leen mag nga fekk leen fa te amuñu le même pensée que toi amuñu woon le même façon de se faire manipuler comme yow ces gens-là aduna la ñuy xeexuñu pour àllaaxira ñoom xam nañ ni que ne safara baa ngi leen di xaar ñoom xam nañ loolu c'est pour cela ñoom fu mu nekk nii ils sont en train de construire leur monde ici seen monde actuel bi la ñu nekk di tabax seen monde beneen bi xamuñu ko daf leen umpa te ñoom xam nañ ni que ne si seen jëfiñ ak seen waxin seen njuuj njaaj fële moom dara fekk xaaruñu fa dara xaaratuñu fa dara moo tax kuy génn di wax di ci boole yàlla di ci boole yonente bi ragalul yàlla ragalul yonente bi rusu ci doomi aadama rusu ci kenn day def parce que ndax si bakkanam lay xool intérêt personnel boole ko ñàkk kersa ñàkk worma ñàkk lépp wormaal ñu yàlla boo leen demee ba dëkk boo xamante ni que ne di ñu wormaal yàlla ay nit bu ñuy wax di ñu jox yàlla cëram joxuñu yonent bi cëram kilifa diine yi kenn du leen may seen cër kenn mënu leen ngeen xoolaat seen bopp ngeen xam ne que ne dëkk boobu il est à renverse dëkk bi daa juut léegi comme Ousmane Sonko bëgg na jël affaire bi delloowaat ko sur pied ñoom ñu ne du ci dal dañoo bëgg a gaal bi këpp ba mu dëpp carrément gaal bi fu mu nekk ni daa wengal daa incliné wu Ousmane Sonko bëgg na koo redressé waat pour mu teguwaat ci kaw yoon mu bañ a saviré wu carrément dëpp ñu ne di ci dal
ñoom dañuy bàyyi gaal bi këpp ak li ci nekk yépp dem surux dem géej bi lekk lépp dem moom la Ousmane Sonko ne du ci dal ñoom ñi ne da ci dal bi may wax Akhenaton maa ak Akhenaton dëggantewuñu yàlla xam na ko jiji du ma bàyyi ma fen gëj naa dëgg Akhenaton xaw ma kañ la message dernière fois message lañu gëj a waxante mais bi may wax sama live di leen ko wax li muy wax fii lu ci bëri wax naa ko sama biir live yi passé moom la waxaat ba mu teg ci yeneen yi nga xamante ne que ne man àggu ma fa sax donc abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.